waxaatee sax foofu la may yóbbu woon ma ne ko ci cadre message la leen sëriñ bi tuddee prophète parce que ñi ngi ci rajo ak télévision yi pour jàllale ay message ma ne ko la ca am solo nag mooy lu tax mu tudd baatu prophète mooy yëg bi ñu war a yëg ni prophète bi amee responsabilité bi ci jàllale message bi te du ci tooñar bi noonu la ñu amee responsabilité jàllale message bi te duñ ci tooñar bi mais ils ne le font pas mu bëggoon ñu revenir à la raison mu tudde leen prophète pour ñu fàttali ko responsabilité bi wante comme du ñu déglu dañu jàpp ne lii texte yi rek mooy xam-xam te sëñ Cheikh nee na boo liree texte yi ca xóotaloo ko doo dégg usikum bi ta'addubin wa tafakkurin wa ta'ammuqin moo tax su baat bi ne tëll ci xóotaloo ci kaw ngay yem te wata am muqin boobu ma xar yi Cheikh yéen ñi présenté ay mémoire ak ay maîtrise wata am muqin boobu moo tax booy def sa cycle ba àgg fenn ñu ne la am nga diplôme sàmm ñu ni sanctionné ko par un mémoire pour que ci biir li nga jàng nga bind yow it moo tax sa mémoire bu nekkee 150 pages 142 pages yëpp nekk loo jëlee ci livre yi ñu xam ne bindoo da ngaa plagiat et pourtant avec tout effort nga xam ne am na lu yàlla tëj ci yow wa allama al aadama asmaa kullaha moo tax sama turandoo Seex Al Hajji Malick Si bi ñu ko waxee nag xanaa da ngaa jàng téere yëpp mu ñu déedéet tuuti téere laa jàng mais la ma ca dégg bëri tuuti téere laa jàng waaye la ma ca dégg bëri mas naa fekk benn conférence Mauritanie bi Serigne Moustapha Sy di lim ñetti juróomi téere yi ñu ko jàngal moom ñu ko jàngal diw ak diw ñoo ma jàngal téere bi ak téere bi te foofu laa yem moo tax ndeysaan bi ma gisee Cheikh Tidiane Sarr yore téere loola sama xel dem waaw Serigne Cheikh mu ni taalibe téere wéttalam wante ñun léegi portable suñu wéttal dëgg la def portable bi léegi sax defatuñ ci gëstu via internet dañuy waxtaan ci WhatsApp ndax am na ci taar yoo xam ne nii suñ ci xeexul duñu sori looloo taxoon yi tamit mu ñaanoon ne bu ñu intellectualiser la médiocrité kenn mus ko gis seen Cheikh mu ni bu ñu intellectualiser la médiocrité mu ni bu ñu intellectualiser la haine ma tooñ sama mbokk ma ne ko kon boog tamit bu ñu intellectualiser la mendicité mu ni ma luy loolu ma ne ki toog ci plateau télévision wala ci micro wax lu gaañ nit pour bu jógee ca plateau bi ka tax mu wax ja seet lu mu ko jox yalwaankat la daa yëpp xale yi ci taal mbedd mi rek mais c'est un mendiant ki taxaw ci télé bi défendre les contre-valeurs vécues et vues par tout le monde pour faire plaisir à une catégorie d'hommes c'est un mendiant day yalwaan mais da ko intellectualiser boo dee yalwaan intellectualiser ko nag intellectuel ni yow rek mooy xam ne mendiant nga ah te looloo bëri loolu moo tax nga gis ku tamit toog ci plateau télévision naan diw sangam nangam rek la di ko xeeb
parce que bëgg na ca biir wax ja ñam bokkal loola fonk ko bu génnee ku ne jox ko ñaari junni wala junni mu def ca poos ba moo tax bëri nañu feebar la leen feebar mooy la ñu wax bañ jox leen ñu lekk ko lu tax bu ñu fajoo duñu wéri ñu naan docteur yi mënatu ñoo faj mooy la ñuy fajoo mooy la ñu wax ba ñu jox leen ko ñu fajowaat ko noo tax bu jàngoro di faj jàngoro du dem moo tax yonent bi wax ne himmatul insaan qaaxiratu ala jamil akwan wante li ko yonent bi waxee cheikh daf koo jël moo lañ ko ci tariqaam moo tax bi waa ji waxee ni suñ tijaan yi xadara rek mooy seen métier danoo xam ne jàngul tariqa bi waxul ak tijaan yi mais Seyduna Muhammad dafa exercer métier doo ko nekk yonent dëgg loolu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dafa exercer métier ci biir wilaayam du métier preuve bi mooy stade Demba Diop la ñu toog wala foire Serigne Cheikh wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa invité Cheikh ci xadara ba pour une réunion nga xam ne aktaab yi rek ñooy teew Cheikh war a départ ñu ni kër gi amuñu lu ñu lekk suba mu waa Rachid ne ko kaay ma yónni la solal mbubb mi rek dem kenn du la téye loolu ñëpp amuñu ko di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu ne Rachid kaay dem jëlal burdu bi teg sa kaw rek dem kenn du la téye Rachid dugg ci jotaay bi ñëpp di ko xool ndax xàmme wuñu ko yonent bi ne ko kaay toogee nii fii Cheikh daan toogee ñu xam ne moom xam na ko ñu ni kon ko kii toog place su Cheikh moo remplacé Cheikh jotaay bi tas Rachid ñibbisi yonent bi laaj Cheikh lu tax nga absenté mu ne ko waa kër ga amul woon dépense ma xam ne xëy wuti ko farata la moo tax tijaan ba amul métier doo tijaan dëgg la déet Seex Alxaaji Malick Si dafa exercer métier luñ ci xamul mooy bi mu demee ba barke bi ñëw te bëggul dundee lu lewul te li mu am ci tool yu doy ko doon def commerce di ko nëbb ndax bu taalibe yi xamee ne day commerce ñoom ñu tegee soxla te li mu am doy ko te bëgg na waa këram dundee ñaqam Sëriñ Babacar Sy dafa exercer métier liggéey na ca poste ba Saint-Louis et pourtant bi mu demee ba toog ci xilaafa nga nangul sax gëm ne dégg na tubaab ñu ne ba ñëw responsabilité Maodo nangootul sax wane ne dégg na tubaab alors que bi muy liggéey ci poste boole woon na ci bokkoon na ci liggéey bi interprète bu gars yi mësaana ñëw ci tubaab yi pour soxla yéen yi ci mënuñu wax moom mooy wax ak tubaab bi tubaab dimbaleeg ndar-ndar yi bërki démb mooy jour anniversaire Serigne Cheikh ajjuma laa dem ziar ji rawlu Serigne Cheikh génn pour ñëw nga daje ak benn nit foog naa xalifa la tudd mu ni ma nañu ànd dëkk bu nekk dëkk bi Sëñ Babacar dañ koy keeb boo génnee Tivaouane jël yoonu Touba tur bi boo demee 3 kilomètres da ngay jàdd sa tubaat du ñàkk ma wax la tur yi balaa jeex mun ma comme da ngaa yor oto kaay déposé ma fa ma di ko fa déposé ñu dem ba ci benn xuru mu ni ma fii la Sëñ Babacar daan yendu si di fi bay ceeb ba jullee fi timis doo ko dem Tivaouane Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa exercer métier moom jarul wax cultivateur transporteur commerçant
industriel et cetera et cetera. Serigne Moustapha Sy dafa exercer métier xam naa li may wax su ma ko waxee sax dina laaj fan laa ko xamee ak fan laa ko déggee. avant ay Moustachidine yi suñu fa monté na société bu tudd Cdislam société bi da doon imprimer ak di diffuser des livres islamiques boo ko laajee dina la wax ne co-collaborateur am Abdou Fatah Mbacke la woon doomu Sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma boobu Moustachidine xewul dafa exercer métier. bu ñu waxee ne Tijaani xadaraay seen métier xadara ngoonu àjjuma kese la dangay xamal ne ko doon xamante dara moom alxames la wax te alxames bi ñooy def guddi àjjuma loolu Serigne Moustapha Sy moo ko may ndawu Sénégal yi ñu boole guddi àjjuma ak tàkkusaanu xadara cheexale sunu guddi àjjuma ak xadara ba assuré leen recette ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy def ci xadara juma parce que nit tamit soo ko yaakaaree ñëpp xam la ci wetam loo war a xam ci mbiram xam ko pour bis boo ko war a défendre ko dëgg loolu de wante wax safaan sa kilifa nga sëgg te mënoo koo régler ca la gàtt fay da yem moo tax bi himmatin aw bi xaali bi himmatin aw bi xaali haza tarbiyatan ni'mal mabad rabbil xaq yarda ndeysaan loolu Serigne Ndiaye dina ko fàttali ko gërëw 1986 fal yu'iha abadan moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk ya moo tax Serigne Cheikh waxoon ca gërëw googu ne ndaw ci tariqa bi balaa gàddu kurusam di wuti ku ko jox tariqa nañ ko dugal ci quartier ba wax ko luy góor bu ñu delloo see pas-pas muy valeur unique bi valeur première bi ñu delloo si volonté muy deuxième valeur bi ñu delloo si xam-xam muy troisième valeur bi ngeen seetloo valeur yi may wax nii yëpp dañ ko féetale gannaaw léegi dafay commencer ci famille sonn ci régler pas-pasu xale yi parce que y a la pression sociale le problème de l'éducation mu cher nga naan sama doom école bii lay dugg fii la war a jàngee fii mooy qualité ngay toppatoo nu mu duggee ci école bu cher wala nu mu duggee ci école privée ñu doon tooñ ñu ni bu njëkk ba les nilaar ñooy dem école privée parce que dañu la doon teel a dàq ñu defee en transition amuñu dàqale ñu dem école privée wante léegi mooy titre bi sama doom école privée lay jàngee lu tax parce que déstabiliser nañ l'éducation lu tax tabaxatuñ pas-pas defatuñ culture de la volonté ci xale bi war a commencer am yitte xam ne lu mu amul da ko war a wuti mais ba muy am 17 ans 18 ans bu dee lu mu bëgg baa ji jox ko drive nga volontaire pour vous dire que ñi seq suñu pénc bu ñu la doon teg ci taal ci balance kenn par kenn ku nekk dinañ gis lu wax ci yow donc le problème responsabilité individuelle mooy am na ci yoo xam ne nii kenn ku nekk yaa ciy xeex ak sa bopp moo tax Serigne Cheikh waxoon ne mag kenn du ko yar mooy yar boppam mag nag bu bëggee yar boppam dafay conscient ci situation xam ses points forts xam son point faible xam fan la bëgg a dem xam lan moo ko koy xale am un esprit de discernement am volonté jublu ca loolu bañ ko ko yàpp te lu ko xam ñu teg yàlla ñu yàlla defal tam